ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci li ay di jàmbat mooy moment bii ñu nekk def vidéo bii yow mii di ñu seetaan ba di ñu déglu wala keneen koo xam ni amaana sax seetaanul vidéo bii ak ñun ñii di wax ak yéen suñu bakkan mi ngi ci xottu gerte. tey amul benn sénégalais buy dund ci biir réew mi ñeme yëkkati sa loxo ne mun ngaa xëy liggéey mbaa doxi sa yitte wala sax taxaw sa buntu kër dugaat sa màkkaan te dara du la dal moo xam ñu dogaale la nangu sa moomeel moo xam ñu jël sa bakkan. kaa bi ci mujj mooy soxna suñ naan Fatou Kiné Gaye doon gérante multiservice ca Pikine place am lañ ko fekk faat ko ci ay anam yu ñaaw a ñaaw jamono ji enquête yaa ngi woy moment bi ñu nekk di vidéo bi am na premier suspect ku ñu njort gum ni moom la di ko xam loolee lépp police scientifique mi ngi ci amaana daañ ci am lu gën a leer ci semaine bii di ñëw. ñuy jooy bosom noppeeguñu beneen jeune di wuyoo ci turu Papignan ñu ray ko moom itam ca Wakam mu mel ni daal mbir yi tànki kanam la am te kenn muccul ci ñun. mu war ñu nag pousser ñun Sénégal rawatina sénégalais yi taxaw ni doy na ndax rey naam yàgg nañ ko dégg ci réew mi waaye weer ak semaine yi ñu génn fàttaliku wuñ wala boo amee itam lu raar la ay rey mbaa agression tege leen doon yi. li jiitu Fatou Kiné Gaye ak Papignan fan yi rek matul 3 semaines ab ndaw buy wuyu ci turu Oumar Diop la ñu agressé jël bakkanam ci VDN 3 wu corniche bu Guédiawaye. quelques jours avant loolu aussi beneen ndaw bu naan Assane Gueye di chauffeur moom tamit paaka lañ ko rey ca caaro yi ak yeneen buñ ko doon lim fii la ñuy fanaan boolewuñ ci enlèvement yi ñi nga xam ne da leen di sàcc tout tànk yi mais juste pour jox leen exemple boolewuñ ci série d'agression yi nga xam ni ñamu dal heureusement que ñàkkuñ seen bakkan waaye bu pexee daf ko du ñaawti fii sotti woon jamono ji seen mbokk yaa ngi leen di jooy maanaam ñun ñëpp nekk en danger ndimbalu yàlla moo fi ne ak bañ a nekk au mauvais endroit au mauvais moment. waaye lu yàlla ñëw lu ne am na jàngat ndax kat bu ñu gisee ñeenti cas yi ñu leen limal léegi yu ci bari mi nga amee ci ay quartiers yoo xam ni seen kaaraange demeewul noonu lii jàngat la taxaw seetlu am na ci yoon maanaam série d'agression yi ak ray yi yan gox la gën a concerné ci Sénégal buñ ko trouver solution. te ci lii la ñu bëggaandoo ñëw ci ndax fi mu toll nii jàngat rek moo fi sës ak yan pexe la ñu war a trouver moo xam ñi ñu dénk nguur ak ñun sénégalais yi ngir bu lii dakkul itam au moins mu wàññeeku. li njëkk nag lu ñu war a dut baaraam te ñun raar nañu koy dégg jamono ji ci ay débat ci série d'agression yi ñu nemmeeku ci réew mi ak ray yi mooy suñu société ci bindin ak doxalin mi ngi soppi xar kanam te taxawuñ posé ci ay question ak fu ñu jëmee. ndax li ëpp ci agression yi ñëpp d'accord nañ ni jéem a nangu alalu jàmbur moo ko waral ay ndaw toll ci seen digg doole war a ñafe seen life mais jël yoonu mbon xaalis bu yomb parce que ay yambar lañ ay yaafus lañ ñemewuñ coono. li waral lii nee naa leen néew nañu gis ñun ñu ciy posé ay débat mooy lu ci bari léegi ci jeunes yi jàngatuñ métier lii bàyyiwuñ ci xel. bu njëkk boo bàyyiwaan école wala ngay dooru jógee daara duñ la may sax temps ngay libre di tambaambaalu ba dugg ci yenn fréquentation yi automatiquement dañ lay yóbbu nga jàngi métier am lu la occupé ndax suñu mag yi dañ daan wax naan xale warul am jot bu bari. même ñi nekkoon école di jàng période vacances yi suñu mag yi tàmm woon nañ di leen dugal ci benn atelier pour bu ñu demee ba jàng bi doxul fekk am na lu ñu mokkal ci côté bi maanaam ñoo ngi préparer seen réinsertion. léegi comparé ko ak tey jëlal téeméeri jeune nga xool ñan ñoo ci mokkal dara moo xam li métier du bâtiment menuiserie électromécanique tapisserie couture décoration ak yeneen parce que ñëpp mënuñoo toog ci bureau yi. métier yoo xam ne ñu ci bari koo ci wax tey mu ne da koo xeeb alors que ñi ci am fula nangoo tarbiyu xam-xam bi ñoo ngi ciy tedd ndax dañoo valoriser seen métier. même sax liggéey boo ci amul àdduna ak li ci biiram mais au moins nga ci am dara mu doon alal bu lew kenn du lu mës a yërëm parce que tuut bi nga ci am dafa barkeel. barke boobu noonu ci métier moo taxoon suñu mag yi daan yor kër wala ay këru lëmm te kenn du ci sonn kenn du ci xiif moonte mosuñoo dajale 1 million yu mat
te boobu la Sénégal gu doon neex ëppoon jàmm ngay seen mbégte ci kanam ku nekk. moo tax lii nekk di xew ci réew mi bu ñu gaawul anticiper ban politique la ñuy jagleel ndaw yi moo xam ci kër yeeg penc mi teel leen a occupé ci farata jàngal leen xam-xam ak métier ëllëg dinañ gën a jooyaat réew mi ci danger perpétuel lay nekk duñu jóg ci fitna. te ñu fóot te ñu sang réew mi nag ñu sangu ko waaw dañ ko sang de fanweeri at ngi ma di ko wax ñu di ko bañ dañ ko sang dañu sang réew mi réew boo ko sangee ak xol bu set dal di noppalu boo ko sangul ak xol bu set deret tuuru waaw maa la ko wax boo ko sangee ak xol bu set mu set wecc waaye boo ko sangul ak xol bu set deret tuuru waaw mag mu baax laa ko wax fële ca ardul quds ma ni ko waaw lu tax yonent bi ñaan yi mu def yëpp ci ardul quds te li fi dee ci ay nit mësul dee fenn mu ni ma ci nun la mu ni ma ci nun la nag ma sàcc wax la ko waaye ci nun la. lii mooy responsabilité bi ñu bokk ñun ñëpp mooy dellu ci yarinu mag yi niñ daan jëflanteeg ndaw yi ndax kat bu ñu waxantee dëgg depuis ba droit de l'homme ak droit des enfants duggee ci Afrique ñu teg ni la suñuy aada teg ni la suñuy diine la suñu réew yi yàqu ndax xale moomin la kenn du ko bàyyi bakkanam lu ko mooy rek bu màggee jooyloo la. gannaaw nag léegi lii am na li ci des mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu jox les moyens matériels techniques et financiers yi ngir ñu sàmmal ñu ñoo ñuy jël ay mesures ci insécurité bi nga xam ni kenn ci ñun rëccu ci. boo waxee nag am ñu tàmbali daw seeni responsabilité naan état mënul teg ci côté sénégalais bu ci nekk benn gendarme wala benn policier comme si que ñun sénégalais yi dañoo sàkku loolu noonu kenn mësul wax loolu. ci suñu dernière vidéo dafa am benn mbokk bu commenté joxe exemple boo xam ne ñun sax xalaatuñ ko woon mu ne période corona bi soog a dugg Sénégal boobu corona raygul 10 personnes waa ji ne jamono jooju benn sénégalais ñemewul dox ci mbedd wàcce sa masque juste pour nooy 30 secondes buñ la jàppee dootoo ko defati parce que mbeddi Sénégal yépp teg nañ fay dispositif yu mat sëkk kenn ñemewul génn te doo sol masque. li ñuy laaj mooy est-ce que période boobu noonu nguur gi dafa jël sénégalais bu ci nekk teg sa côté takk der déedéet takk der yi ñu génne woon matuñu 1 million mais ministre de l'intérieur fexe na bu junniy takk der yooyu noonu li ñuy néew teg pression 17 millions de sénégalais ba kenn xalaatul dox ci mbedd te solo masque 20 heures xalaatoo mu fekk la ci mbedd mi ndax ay éléments police ak gendarmerie ñoo ngi pointé fépp période boobu noonu lu ñu doon wax agresseurs yi neexleetuñ maanaam mesure yooyu noonu ñu jëloon dafa demoon sax ba xañ jàmm def ko tu ñaawtee fii ndax ku defoon naka sulul noonu amul fooy jaar ba rëcc gaa yaa ngi pointé fépp ndax lan benn virus boo xam ne jamono gi ñuy décréter couvre-feu ak état d'urgence rayagul woon 10 personnes mais fexe nañ ba contenir 17 millions d'habitants ku nekk respecter les mesures. tey nag la réew mi gën a nekk en danger ndax chaque jour ñu ngi rey di agresser ay doomi aadama boo ko yëgee ak boo ko yëgul en plus li tax mu yomb a régler mooy bi ci quartier yëpp lay am ci yenn zone yi la gën a paye te ministère de l'intérieur xam na yan zone la te ñiy def jëf yooyee matuñ 1 million de personnes. ku mën a nag xañ jàmm 17 millions d'habitants pendant un an lu teg kenn yënguwul quelques milliers de personnes tëla bu ñu waxee nga ni état mënul teg ci kanamu sénégalais bu nekk ab takk der loolu ay caaxaan la. tey la Sénégal gën a nekk ci état d'urgence mesures yi ñu jëloon ci période couvre-feu bi tàmbali wër ci mbedd yi avant sax 20 heures buñ ko dëggalee jamono jii ba mu tollu diir kenn du ñeme doxantoog paaka mbaa jaasi waxuma la ak yëg ci jëlay bakkan. beneen solution bi te Macky Sall ba muy soog a falu jëloon ci ay mesures te ñun ñu jàppoon ni mesure bu baaxoon la ci buñ ko doxalee woon comme niñ ko diggee woon mooy agence d'assistance à la sécurité de proximité muy ASP yi. projet bii nii mënoon naa régler lu bari ci problème de sécurité au Sénégal daañu ñëw ci li tax ñu wax leen lii mais malheureusement Macky moom lu mu tëgg rek rax ci përëm. dañuy taxaw ci lan moo ne rôle ak mission ASP yi biñ koy créer dañoo gisoon ni armée police ak gendarmerie mënuñoo jël yenn lim yi ndax budget bu Sénégal du ko attan waaye régler mbiru sécurité dafa ne woon urgence ba il fallait que ñu trouver solution
ci lañ créé ASP yi di leen fay 50 000 par weer diggoon leen ni bu ñu doxalee ay at daañu leen yokkal ñi nga xam ne jotoon nañ def service militaire ñu xool nu ñu leen di dugalee ci yenn corps yi moo xam police moo xam gendarmerie ay jeunes yu bëgg Sénégal engagé wu amoon yaakaar servir seen réew. lan moo waru nekk seen liggéey tur bi rek wuyu na boromam muy sécurité de proximité ñoo xam ne ñooy gën a jege askan wi di leen taxaw nekk ci quartier yi di prévenir li ñu naan délinquance jëfinu ñaawteef yi boole ko di lëkkaloo nag ak waa police ak gendarmerie ci liggéey boobee ñuy def ci quartier yi. lii moo ne woon mission ASP yi mu nekkoon lu am solo buñ ko jëmaloon waaye lan moo xew après dañ leen détourné ci seen objectif ñàkkal ko fayda. ñu jël leen yóbbu leen ci tali yi ñuy régler ay circulation ak a jàppale yenn policiers yi ñenn ñi nekk ci brigade yi di récupérer ay dossiers de légalisation mbaa ñu yóbbu leen ci yenn bërëbu liggéeyukaay ñu fay gérer sécurité. alors que seen liggéey ci quartier yi la woon agence de proximité la ñu wax. finalement sénégalais gisatuñ seen njariñ rax ci dolli nguur li mu leen digoon def ko gannaaw juróom-ñeenti at am ñu jóg di kaas ñu dàq leen liste bi publié woon nañ ko démb suñu page Facebook. Birame Faye di seen directeur biñ ko laajee ci loolu noonu mu ne seeni condition kenn du ko améliorer ndax volontariat la ñu def. projet bii nii échoué insécurité di gën a graaw ci réew mi. kon gis ngeen ni wàllum ñàkk kaaraange dafa nekkul priorité wu suñu gouvernement li mooy dëgg. réew moo xam ni en un mois bilan wu rey yi dafa yokk ba jéggi dayoo te ba tey déggu ci ministre de l'intérieur parce que politique. sàkkal pexe activiste ak opposant sàcc élection moo tax ñu nommé ko. kaaraange askan wi du seen priorité. li seen priorité mooy ñoom seen kaaraange bopp. ni ñu mën a sécuriser seen nguur ba dara du ko narmel bu ay innocent di manifester pour intérêt Sénégal ñoo xam ne du ñu ay voyou du ñu ay bandi yor ngànnaay ñu gaaw génne seen arsenal gépp pour duma leen. waaye yemuñ ci loolu. yëg ngeen di fan yi bu ñu jàppee activiste yi. dañuy bàyyi ba xaaju guddi ñu wër-wërloo leen ci dëkk bi yépp ñoo xam ne ay kagul lañuy sol kenn du xàmmee seeni kanam ku ne ñu sànni la ci àll bi pour bu la agresseur yi gisee sax rayaale la Macky Sall noppalu ci say mbir. ñiy def lii mooy nervi yi Macky Sall dugal biir police ak gendarmerie bandi yooyu daan wër ci mbedd yi ak ko topp campagne yi di dóoraate ñooñu ñooy def xeetu banditisme yooyu. maanaam Macky Sall nee na Sénégal amul xaalis pour recruter nombre takk der yu doy. réew mi amul xaalis ngir dooleel ASP yi delloo leen ci li dëgg-dëgg seen mission li tax ñu créé ko mais pour liquider ay activiste wala pour dóor sénégalais yi bés bu ñu demee ba bëgg a dox ñaxtu jàmbat leen métti dugal naa ay nervi APR ci les différents corps ngir muy def ay ñaawteefam moom Macky Sall te kenn du ñemee génn marche wala kaas. moo tax ku yaakaar sa kaaraange ci ñii yow xamal ci sa wàllu bopp ni xel mu daal moo la jàpp. ñun daal conseil bi ñu mën a joxe mooy ku ne aaral sa bopp ku ko mën wutal pompe à gaz di ko ngànnaayoo moo xam góor wala jigéen pour boo demee ba jàkkaarloog danger. borom kër yi ak borom place yi nañuy ngànnaayu jeunes yi ci quartier yi tam jot nañu organiser wu taxawal ay cellule de défense tudde ko aar suñu gox wala sàmm suñu kaaraange te bañ ci rax dara du ci bokkul. fii la Sénégal tollu ndax ña ngay fay dénk leen ngir ñu sàmmal la taluñu la. ñoom seen nguur ni ñuy sàccee élection ak ni ñu mën a préserver seen pouvoir loolu moo leen yitteel mais du suñu kaaraange. kon tax solo bi tay loolu la woon ñu ne leen gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.